c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. audit yi d'accord nañ bu ñu si jógee du audit samay doom ñaari doom yi nga xam ne. télévision Futurs Médias ñi ngi leen di nuyu ñi ngi ànd ak yéen seen émission faram-fàcce àllarba la ñu koy amal ci waxtu bi ñu ciy faram-fàcce nag tolluwaay réew mi ci wàllu politique am ci wàllu social am ñu koy waxtaane ak ñu jàpp ni seen xam-xam dina ci mën a gindi askan wi ñooñu la ñuy invité ci plateau faram-fàcce tey ñu di ci recevoir le ministre conseiller Youssou Touré bokk ci kàngam yi ngànk parti bi di APR maa ngi lay nuyu monsieur le ministre. maa ngi leen di fay Pam Ngagne. ñu ngi ci ànd itam ak monsieur Goumbala Mamadou moom itam mi ngi fare ci kujje politique gi amee benn mouvement boo xam ne li ko yitteel mooy reddition des comptes maa ngi lay nuyu monsieur Goumbala. maa ngi lay nuyu Pam Ngagne. di la gërëm ci invitation bi. jërëjëf waxtaan bi dañu koy tàmbalee nag lu jëm ci wàllu yoon xam ngeen ni démb wala bërki démb rapport ARMP génn na épinglé ñu bëri ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk tey ni réew mi di doxe mën nañ ci tudd ñu bëri di nga ci dégg ku mel ni Cheikh Kanté ci ni mu yore woon port di nga ci dégg ku mel ni Cheikh Oumar Anne ci COUD di nga ci dégg ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr ci santé di nga ci dégg ku mel ni maître Sidiki Kaba di nga ci dégg ñu bëri ci seen yorin nga xam ni dañ ko épinglé ci doxalin loolu nag ci ñoo xam ni li ñu waxoon mooy transparence bonne gouvernance ARMP seen rapport bi fësal leneen loo xam ni daanaka wuute na ak loolu donc monsieur Goumbala bi nga déggee rapportu ARMP boobu ak ñi mu ci épinglé lan la inspiré. bismillahi rahmaani rahim. asalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimi ahmad wa sallim. sénégalais yëpp yi nekk Sénégal ak diaspora bi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di wax nag wax ji lépp loo xam ne ci am na ci rëq-rëq maa ngi koy jéggulu ndax nee nañ wax bu baree borom juum. rapport bi mu génnee defe naa 11 ministres lañ ci épinglé. 11 ministres yooyu ñu épinglé ñu ci bari d'abord dañ naan maa tey la ñuy def. Cheikh Kanté yor na port bi lu mat juróomi at ak dara. li muy def lépp dara wumpu ci woon Macky Sall bàyyi ko rek muy def. lu ne def na ko Macky Sall bàyyi ko muy def. jël xaalis bi di ko jox waa APR ak di ko politiquer. di def ay recrutement yoo xam ne yi du recrutement yoo xam ne yi pour gérer le port la mais recrutement yoo xam ne pour caser ay clientèle politique la te ñim doon jël yépp ay militants APR la wala doomi waa APR mu def ko juróom benni at yu manqué tuuti wala juróom benni at Macky Sall waxu ko dara jële ko fa bi coow li bare def ko ministre PSE plan Sénégal émergent ku yàq port nga def ko ministre xanaa mooy li nga ko jox moom du dara c'est une coquille vide parce que koo xam ne kii mënta defar port nan la mën a yoree ministère donc PSE bi Macky Sall yoroon fu ne mu wër fa naan cirki cam PSE a ngi Sénégal va être développé war na ne léegi PSE naxee mbaay la ay caaxaan la. deuxièmement Cheikh Omar Anne boobu bërki démb mi ngi doon meeting Podor. bërki démb Macky Sall recevoir na ko au palais may leen 21 millions félicité donc yàq gi nekk Sénégal sax ëpp na loolu. son frère mu jox ko 200 milliards ne ko 200 milliards yi marché booy passé. mais rapport bi tuddul son frère. waaw ñu taxaw ci rapport bi. ci rapport bi waaw. dégg nga ñu wax ci comment il s'appelle kii La Poste. bërki démb la nekk yor ay courses. di may xaalis Thiès. mais Macky Sall moo leen ne lu leen neex def leen tant que yéen a ngi ànd ak man ma yor pouvoir dara du leen ci fekk. d'accord mais pouvoir bi. Macky Sall dana ko mës a ñàkk. voilà merci monsieur Goumbala moom li mu wax ni loolu la Macky Sall wax man dégguma ko monsieur le ministre man li ma dégg mooy je ne protège personne maanaam jàpp leen ni lépp lu ngeen def lu jaarul ak yoon duma ci làq kenn loolu laa dégg président wax ko waaye bu ñu gisee lii feeñ ci rapport bi dafay wuute lool ak li nga xam ne moo nekkoon ay kàddu yu président Sall ci ni mu waxoon askan wi ci gouvernance am sobre ak transparent lan nga ñu ci mën a ndil monsieur. waaw jërëjëf kii Pape Ngagne man nag ñëwuma fi pour teesante. dañ fi ñëw pour waxtaan. pour gindi Sénégalais yi. parce que bu fekkee wax ju ñaaw ak ju ñagas. kenn dàquñu ko. mais nag dañoo war a aussi may cër Sénégalais yu ñuy seetaan di ñu déglu ñu may leen tuuti cër. wax ji ñu tegginal ko. c'est important xam nga
ARMP bu ñu wax ay audit dem na fa di saytu. saytu boobu dafa génneegu dara. muy Port Cheikh Kanté muy Cheikh Omar Anne ku si nekk yaa ngi ak say document je crois que président bu ñu ko joxee nguur gi lu mu njëkk a wax ay partisans am la njëkk a artu maanaam ñun. mu ne ñu na ngeen fexe ba nekkal fi askan bi. te ngeen xam ne aussi alalu réew mi ñun ñëpp ko bokk. ñun duñ ay ñoo xam ne ñu duñuy tàggaate duñ tàgg kenn mais du ñuy wax loo xam ne li moom lañ toog ak président mu ñu koy wax du benn du ñaar du ñett mu wax ko Sénégal yi yëpp dégg ko. te je crois que aussi nit ku nekk da nga koy may cër parce que nit ki dafa am lu loi wax yoon rek moo mën a condamner nit. du si ay dégg naa épinglé nañ ko buñ épinglé dafa am lu ñu gis buñ ko gisee amoo droit prononcé wu si loolu tant que justice joxewut verdict am ne lii ak lii ak lii moo am. donc moom la ñuy wax naan présumé innocent nguur nag moo mel noo xam ne ni yooyu mënu si ñàkk jafe-jafe yooyu mais l'essentiel nu ko président waxee woon parce que président nitu kaddu la. président du weex tey ëllëg mu ñuul wala mu jaune benn melokaan la Sénégal yi xam si président Macky Sall mooy yaru yiw dëggu moom la président Macky Sall xam ñun nekkuñu fi pour di ko faral mais du ñuy wax te yàlla tax. donc réew mi soxlawut tey jii ñuy ngañante di xasante naan nangam naa Cheikh Kanté toogu fi. Cheikh Kanté dafay rapport bi moo ko fi indi. waaw dafa nànk rek rapport ARMP moo ko fi indi. voilà ma ne. rapport moo ko tudd. waaw d'accord. rapport ARMP. waaw rapport la. gëstooguñ ko. amagut ay conclusion non bu amuloon conclusion kenn du ko publier. non waaw si non dafa nànk rek ma wax. bu amul woon conclusion kenn du ko publier. est-ce que xam nga luñ publier ak luñ publier wu. c'est-à-dire que pour gën ko gàttal. waaw jarul ñuy lii di ñu tardeel. président Macky Sall. da nga jàpp ni lii mën nañu tardeel rapport ARMP. rapport nga xam ni moom mooy li am solo ci naka la ñuy doxalee ku ci ne li ñu la dénk muy ministère direction. rapport bi processus la. ñu ngi si ñu ngi koy saytu. ñu ngi étudier les dossiers en profondeur. d'accord du dëgg. parce que rapport bu amee expertise bu amee contre expertise am. donc ñuy saytu la doo jóg rek ne kii kat taqal nañ ko lii Cheikh Omar Anne lii lañ ko taqal lii moo ko def mais quand même yoon du fonctionner noonu du demee noonu. nañu xaar mu jaar fu mu war a jaar ba egg fu mu war a egg ñu tirer les conclusions. loolu je crois que lu am solo la. monsieur Goumbala ndax doo dégg li le ministre wax ci ñu xaar bala ñuy. xam nga li may bëgg a wax d'abord Sénégal yi ñuy déglu. waaw mi ngi naan wax ji nañ ko tegginal man li ma fi wax lépp waxi teggin la. ndax benn man bokkuma fu boire bay raay deuxièmement aussi du ma gune te yàlla dénk na ma as xam-xam. am naa jaar-jaar kenn musuma xam ci waxi ñàkk teggin waxi xeex ak xulu Macky Sall dane woon du ma protéger kenn rapport bi c'est un rapport final li ñuy seet nañ ko ba ñu def contre expertise ba gis ko amatul leneen luñ ciy seet képp koo xam ne ki rapport bi épinglé lañ te président bëggu cee teg kuddam maanaam bëggu laa protéger na jël rapport bi jox ko procureur wala du ko jox procureur da koy jox ministre waa ji Fall le ministre de la justice ministre de la justice Ismaïla Madior woo Bassirou Gueye Bassirou Gueye mi nga xam ne mi ngi toñal Khalifa Sall ci 1,8 milliard ak ñi mu àndal ay milliards a ngi ci rapport ARMP Bassirou Gueye il n'a qu'à s'auto-saisir parce que loi bi jox na ko te Sénégal yépp a ngi wax di jooy Sénégal mënu fee nekk ñu def koy réew moo xam ne dañ naan kumba am ndey ak kumba amul ndey am na lu Moustapha Cissé Lo sa partenaire wax bërki démb ci justice boobu lañ bëgg mu dugg génn fi képp koo xam ne kii faute nga nañu la sanctionner wala ñu blanchir ñëpp waaye boo àndee ak Macky Sall lu la neex def lu la neex wax lu la neex jëf ku àndut ak Macky Sall boo yëngoo mu dóor yéen da ngay wax saaga mais Idriss Seck lu ne yéen a nga ko koy wax ndax parce que da ngeen a xam ne en 2019 Idriss Seck moo leen di daaneel te Sénégalais yi ànd na ak moom. yéen a ngi koy wax lu ne. bàyyi leen dégg nga saa bu ñu leen waxee ngeen wax leen d'accord rapport bi nañ ko transmettre. d'accord justice merci beaucoup dégg nga justice monsieur le ministre def liggéeyam loolu lañu laaj. monsieur le ministre Youssou Touré. am na lu ñu la fi dénkoon même bu fekkente ni sax gannaaw bi jël nañ ko ci yow
waaye jàpp naa ni na nga ko yore woon xëy na tegu na ci yoon parce que bu teguwutoon ci yoon jombul càmbar dana am dana feeñ donc bu fekkente ni ñëpp xëy na doxale woon nañu noonu tey ARMP du épinglé kenn comme rapport la te ñëpp xam nañ ni rapport final la yow mi nga xam ne daf la concerné dinañ la ko jox boo amee ay amendement yoo ciy def nga def ko nga delloosi ko ñu def rapport bi ñu publier ko kon soo ma waxee leneen lu dul loolu daf may jaaxal nañu jàpp ni am na lu am liñ ciy xaar nag mooy bu fekkente ni sanction war na ci am ñu def ko ci bu ci warul am itam ñu xam ne waru ci am ndax jàppaloo ni sanction war na ci am pour reddition des comptes mën a clair pour transparence mën a clair pour itam justice ñëpp mën ci yem pour yow. waaw mais sanction duñ ko décréter. sanction processus la. dafa am loo xam ne ñu ngi koy saytu. di ko xool di ko xoolaat. lépp lu jëm nag si doomu aadama balaa ngay tirer conclusion day fekk ñu càmbar ko xam dossier bi ak ARMP lépp loo xam ne li teg nañ ko si table bi ñu def contre expertise. du dëgg donc mbir mi il faut que ñu xam ne président Macky Sall du koy xam ne ki day waxi caaxaan walla day jóg naan Cheikh Kanté lii nangam Cheikh Kanté mii ñuy tudd ay notre ami la bu université. Anne. waaw voilà Anne. kudd. waaw kudd. bu ñu épinglé seen gestion. wax naa ko léegi processus la mais ñu ngi koy saytu buñ ko saytoo lépp lu si nekk mais ñoom danañ jël seen responsabilité te du président mooy sanctionné. du président mooy sanctionné rôle am du sanctionné. tribunal mu ngi fi loi yaa ngi fi. loi yi ñun ñëpp la aju suñ kaw. donc mbir mi lépp lu ñuy wax nañ fexe ba nga xam ne lépp lu fi xew ñu waxtaanee ko jéem a seet dans tous les cas du président Macky Sall mukk mooy toog naan ma Samba danaa ko protéger ma Demba danaa ko protéger. amul ku xam président Macky Sall xam ne du taxawaay boobu la taxaw depuis bu mu jëlee réew mi. donc yaakaar naa ne il faut que ñu dalal xel yi tuuti. d'accord comprendre nga. bàyyi. di wax loo xam ne li dans le fond. amuñ si firnde. d'accord ñëpp ñu war a saytu dossier bi dana jaar seen loxo danañ ko saytu jéem a seet. lu mu waxoon mu ngi si ba tey jii képp koo xam ne ki jalgati nga du moom président Macky Sall mooy jóg quand même naan non bu leen ko def dara. d'accord merci beaucoup monsieur le ministre alors monsieur Goumbala ci loo xam ni xam naa di nga ko apprécier peut-être à sa juste valeur muy croissance su Sénégal bi nga xam ni egg na nag foo xam ni daanaka mën nañ ne gulet la ndax 7.2 daanaka léegi mu egg ci 2 chiffres loolu ndax ku la ko waxoon ay at ci ginnaaw mën nga ko gëm loolu xëy na boo nekkul ku nihiliste mën nga ko apprécier bu baax. Pape Alé damay man 1 minute rek laay ñaan ci li mu wax. amul problème. Macky Sall ba mu nekkee président léegi c'est 6 ans. gaayam yëpp mas nga cee gis kenn ku justice woo kenn te rapport bu dikk épingle leen 6 ans. musuñ ci woo kenn man justice woo na ma. waaye ba la justice ci lan la woowee mais loolu c'est privé mais c'est privé li la justice woowee lan la woowee c'est privé ñaan ñoo fi nekk. mais c'est privé ñaan ñoo fi nekk. ñaan ñoo fi nekk gis kenn ku def gestion ñu wax la Macky Sall jël jox ko justice gis nga rapport bi. nga ne ma ne. rapport bi xam nga lu ci def fii mu ne. waaw woo kii le ministre de la justice ne ko am jox ko procureur Bassirou Gueye mu càmbar rapport bi woo gaa yi ñu yóbbu leen rëbës. Khalifa Sall da ngay wax Macky Sall du ci dugg de source sûre Serigne Jamil moo ko wax. Jamil nan la. sëñ Mansour Sy Jamil sëñ Mansour Sy Jamil moo ko wax nee na bi ñuy tëj Khalifa Sall di ko préparer Amath Dansokho nga foon Moustapha nga foon Tanor nga foon Macky nga foon maa nga foon ñu naan Khalifa Sall fu ñu koy dugal ma ne leen bàyyi leen jaamur am na ñu ko fi gën a taq te li mu def da ko def pour dimbali nit ñi Macky Sall def ko. d'accord wax nañ fii ne Macky Sall léegi romb nañ ci loolu. ñëwati sama question s'il vous plaît nga ne ma Macky Sall ay wax waxeet ñeme nga fi wax ne Macky Sall du def wax waxeet 7 ans yi ba 5 ans loolu du wax waxeet Macky Sall conseil des ministres yi mu def à travers le pays. waaw xam nga 14 régions. xam nga dara la ci deful nga ne Macky Sall du def wax waaye bu ñu sonal waaye ak Macky Sall. xam nga non baal ma mu tontu ma rek sama question s'il vous plaît. dama la bëggoon a fàttali leen rek. dafa mel ne da ngay naax
d'accord Khalifa Sall liñ ko jiiñ ba tëj ko ñoom ñii ñëpp ku ci nekk def na loolu fukki yoon. Mamadou te Lamine le 30 mars. ñi ngi leen wax ngeen bàyyi Khalifa Sall. parce que c'est un adversaire politique moom ngeen ko tëjee. Mamadou Goumbala tëju leen ko ci dëgg ak yoon. Goumbala waaw nga baal ma di ma déglu. waaw maa ngi lay déglu waaw nga baal ma di ma déglu s'il te plaît waaw. voilà dama la laaj. waaw. question ci croissance. bàyyi nga ñi am loo ma ñaan ma may la ko. tontu ma ci loolu pour que ñu mën a. croissance bi suñu émission. xam nga croissance Sénégal fan lay dem. waaw dafay xaw a gudd nag. croissance mooy koom-koomu Sénégal yokku. at mii ñu nekk muy 2007 moom lañ publier. 2008 18 mënaguñ ko 2007 la. nee nañ koom-koomu Sénégal yokku na de 7,2%. D'abord chiffres yi ñaana ko joxe ñu bari nee nañ chiffres yi c'est des chiffres contestables du dëgg. admettons sax muy dëgg. mais croissance bu yokkoo richesse bu yokkoo Pam Ngagne yow war nga koo sentir man Mamadou Goumbala war naa koo sentir sama mbokk mu nekk Colobane bay gerteem mënu koo jaay demal nga wax ko ne ko Sénégal am koom-koom bi yàqu na xam nga croissance bi bu amee ñan la. la croissance li ko porté Sénégal. c'est pas l'industrie. c'est pas les entreprises sénégalaises. c'est pas l'activité des Sénégalais. boo amee ñi ko porté mooy les groupes étrangers qui sont là. bu croissance bi amee ñu jël seeni bénéfice séddoo Sénégalais yi duñ ci am dara parce que notre économie est extravertie li ko gars yi waxee. c'est pas une croissance dont les fruits sont destinés au Sénégal. croissance bi lépp àll ba lay dem peut-être 7,2 xëy na ñun ñu am ci 2,5 wala 3,5 yoo xam ne yi moom la ñu séddee waa réew mi entreprise française yi fi nekk muy Total di Bolloré di Eiffage ak entreprise bi yu mel noonu ñu jox bërki démb des marchés de 57 milliards croissance les fruits de la croissance li nga xam ne Sénégalais yi la koy liggéey muy ñàkku Sénégalais yi ñu war koo jox Sénégal yi ñoom ñoo koy wax ñoo ko naan bobeet Sénégalais yi duñu am dara ci croissance bi moo tax croissance bi du yokku pauvreté bi yokku. donc pour yow lu relatif la. mais croissance. d'accord kala ko moom. voilà alors ko wax na contesté na croissance bi waaye lu mën a xew itam ay chiffres yu officiels la ñu dégg ko lan nga ci mën a indi ci li nga xam ne wax na ko ci croissance boobu 7,2. waaw te itam muy gulet na ko si vraiment ci Sénégal di lu ñu war a apprécier peut-être. lan la ñu war a apprécier. muy croissance bi. waaw d'accord xam nga dañoo ne la croissance ne se mange pas. du dëgg mais je crois que bu ñu delloo tuuti gannaaw seet fu réew mi jóge ak 5 ans après fu réew mi egg je crois que sénégalais yi mën nañ apprécier. du dëgg yaa ngi waxi Khalifa Sall c'est-à-dire nit aussi da ngay maandu xam ne réew lu ko yor tuuti wut. Khalifa Sall kenn yéenewu ko président Macky kenn yéenewu ko prison président Macky Sall yéenewu ko prison mais dañoo nekk dans un pays de droit lu ñu la jox lépp loo yore boo am na yorin boo ko yore danañ la déglu. saytu seet lii foo ko dugal fu mu jaar ak fu mu jaarut loolu mooy état. donc croissance bu amutoon yaakaar naa ne tey jii suñ PIB du egg fenn fi. croissance moo ko waral tey jii programme de lutte contre la pauvreté gis nañ effet yu mu am des effets extrêmement positifs. donc de ce point de vue il faut ñu xam ne nekkuñu fi ñun pour di nax askan bi benn jaar-jaar la président Macky Sall am benn jaar-jaar la mos a am te mos a wàcc yoon bu mu nekk donc si loolu il faut ñu xam ne réew mi dañ koo teg si ay loxo président Macky Sall si boppam moom la Sénégal wóolu buñ jëlee bi pouvoir bi boobaak léegi mu ngi taxaw si jafe-jafe Sénégal yi pour que ñu ñuy déglu gën a xam pour que ñu ñuy gën a déglu gën a xam lu xew si réew mi ak lu fi xewoon kañ la fi délestage gëj kañ la fi délestage gëj pénurie ndox kañ la fi gëj. mais gëj na fi mais jógewu fi. waaw dafa nànk rek ma ne tant que ñu ngi dund. tant que ñu ngi sur terre. courant yi ñu ngi coupé de. waaw d'accord yow Pape Ngagne da nga mel ni ku far. mais dafa nànk rek dafa nànk rek. sama kër courant bi dafa coupé sama kër. waaw parce que da nga dut fay aussi des fois loolu mooy sa problème. voilà kii laa yor. waaw dafa nànk rek sëñ Goumala dafa nànk rek dama ne gis nga croissance jarul ñu siy xuus parce que day lëndëmal xelu nit ñi xam nga luy croissance nga xëy yore
sa pañe jigéen bi di dem di duggi lu mu bëgg mu fekk ko fa yéen xam ngeen ne ba 2011 ba 2012 délestage pénurie huile pénurie riz jafe-jafe yooyu la Sénégalais yi jàpp foo toll loolu xam nga ko tey jii bu ñuy waxte yàlla rek tax ñuy wax xam nga ne loolu yépp président ak gouvernement am taxaw nañ si ba jafe-jafe askan boobu fexe nañ ba saafara ko lu si des en tout cas dana am lu si des nag dégg goo da nga daan toog di enregistrer émission courant coupé kooku quand même yàggut ñaata yoon la nit ñi wàcc si mbedd mi di xeex ak policiers yi ndax courant bu coupé ndax ceeb bu ñàkk ndax diw gu ñàkk mais bu ñu demee ba président Macky Sall ak équipe am ay experts nag la yore ay experts lay liggéeyal ñu toog ba tey jii ñu toog di débat courant coupé wut nga xam ne def nañ si réew mi daal yow li ngay wax yaa ngi koy résumé ci courant bu coupé courant bu tàkk. waaw foofu nga koy résumé waaw mais parce que loolooy gouvernance da nga comprendre kon gouvernance mooy lépp loo xam ne li mu ngi woyefal yen bi askan bi ñu ngi koy woyefal. loolu mooy bonne gouvernance nga fexe ba nga xam ne boo xëyee bis boo xëyee lépp loo war a mën a jënd da nga ko jënd te doo si am coono donc loolu mooy croissance nañu delloo si xel yi. d'accord xam ne. d'accord lu président def en moins de 5 ans gisaguñu pouvoir bu ko fi def. moom bilan la tontu ci croissance. xam nga lu ma ko bëgg a wax. waaw bu fekkee ceeb ak diw la ku waxante yàlla xam ne pénurie ceeb ak diw musta am Sénégal. ah bon non musu fee loolu am moom musu y a am. des yaa fi mës a tensions gis loolu. dana mas tension rek dana am. xam naa ko sur le nekkul marché woon. déedéet am na léeg-léeg de petites tensions 24 heures 48 24 heures 48 non heures. mais ceeb ak diw musu fee ñàkk. courant boobu nag boo ma ne def ngeen ni effort effectivement y a des efforts kenn c'est incontestable waaye man bi may jógee léegi sama kër courant bi dafa coupé te man du ma fay facture damay jënd électricité mooy système bu bees bi moom donc man awma problème boobu mais courant bi dafa coupé li ma la bëgg a wax du loolu dafay coupé kay moom du ko weddi. waaw dafa xanaa dafay coupé courant bi dafay coupé doo ko weddi. gis nga le problème de ndox ndox délestage gis amatul nga ndox courant bu yàgg. problème mu ndox na mu meloon ca temps wu Ablaye Wade ni la mel Sénégal gépp gis ngeen bis bu set man li may gis ci télévision yi le matin bu ma julee fajar bay xool xam nga lu may gis amuñu goudron amuñu piste amuñu ay kii de santé des cases de santé maanaam amuñu ay dispensaires yoo xam ne suñ jigéen ñi bu ñu bëggee mucc ci amuñu ndox amuñu électricité c'est vrai que courant du coupé mais électricité amul ci àll bi nag ma wax la lenn dama la bëgg a wax lenn Touré fii mu ne politique uma yow gaa ngi neew nga dëkk ma dëkk Colobane ko la wax gaa ngi neew laa dëkk ya mas nga ko fee wax defe naa de ok kon boog boo dëkkut gaa ngi neew baal moom àll bi boo bëggee jeunes yi toog ci exode rural bi wàññi ko xoolal ma les jeunes sénégalais qui sont là nekk buñ xëyee yor ay morceau di ko jaay nga defee ne loolu mooy avenir u Sénégal boo bëggee ñu toog ci àll bi da ngay fexe humaniser àll bi fexer ba àll bi neex nit ñi mën fee toog ab désert kenn mënu faa toog d'accord il faut leur procurer des revenus nan nga koy defee jagal mbay mi xoolal Sénégal gerte gi 1,4 million et quelques mille tonnes jënduñu ci dara ñu naan 250 000 tonnes nañu segal nañu def nii nañu def naa mais loolu c'est kooku solution ponctuelle la c'est pas une solution à long terme du loolu mooy yorum réew xam nga boo bëggee yorum réew da ngay jël des axes importants nga def ci ce qu'on appelle une analyse stratégique sur 7 ans 8 ans ne fii leen bëgg a yegg au fur et à mesure nag ngay def ay corrections loolu la Macky Sall yorut malgré ses experts yi ngay wax moo tax mënut a dem fenn dama lay wax leen li Sénégal yi yépp di jooy fii mu ne sama waa àll bi ñi ma dëkkal càccum jur gi kenn mënatut a yeew aw fos wala aw nag wala les petits mais nag loolu liñ ci war a def itam def nañ ko. te les petits ruminants c'est gën nañu diisal daan yi yóbbu ko assemblée nationale ku ñu jàpp tëj la criminaliser ko loolu yaakaar naa état mënul def criminaliser lan jàppal ab sàcc yóbbu ko gendarmerie 2 jours après mu fekk la ca marché ba léegi xam nga man maa ngi lay comprendre xam nga très sincèrement je crois que aussi pour nga gën a xam lu xew ci réew mi da ngay dem def consultation ophtalmologie parce que je crois que l'évidence on ne peut pas la nier elle a une force qu'on ne peut pas nier je crois que avancée significative yu am yi tey jii dans la prise en charge des préoccupations des populations le monde entier a salué cela les avancées extrêmement significatives que nous avons faites
donc de ce point de vue. Mais, on a dit que. monsieur le ministre, il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. monsieur le ministre bu fekkee ni yow yaa ngi gis. waaw. bu fekkee ni nee nga yaa ngi gis. monsieur le te ministre fekk gumba nga mais mënuñu si dara. d'accord c'est pas possible. monsieur le ministre. xam nga ñi ngi dànkaafu lu jëm ci xiif. sécurité alimentaire wax nañ ko. ni mbéy mi am na nu mu demee buñ ci gaawul mën na jur jafe-jafe maanaam xiif bu metti am ci àll bi. da ngaa gis xiif si àll bi. non monsieur le ministre yow itam man dama lay laaj. yow yaa wax dàggasante wuñu. waaw pourquoi nga bëgg dàggasante ak man. non dàggasante wu ma dama lay laaj. loolu nga wax maa ngi wax may moom ma terminer s'il vous plaît. waaw d'accord loolu li may wax nii Senghor bi nga xam ni moo ko jiitee moom moo ko wax. lu jëm ci sécurité alimentaire ñi ngi wax xiif ci biir àll bi wax ni matuwaay bu ñu ko teelu la jël ak mbéy mi ni mu demee. jafe-jafe non xam nga li may wax nii itam yaakaar naa ni. bu fekkee mais dama bëgg nga ne ma ñii ñoo ko wax. ñi amee sécurité alimentaire. ci réew mi ñu dénk leen ko ñoom ñoo ko wax. ñoo ko wax. yaa ma ko jàng yaa ma ko yëgal. waaw xam nga nag bu fekkente ni da ngay nekk ministre de la république te lu ma la wax nga ni man maa la ko yëgal du waxtaan bi du neex te doo mën a tontu. xëy na xel la am. léegi xiif bu ñuy njort fii ci biir réew mi lan moo ko fi war a indi. xam nga Pape Ngagne je crois que dafa am yoo xam ne yi jarul sax ñu si wérante. boo nee xiif am na si réew mi wax dëgg yàlla wax nga lu méngoowut ak lu ñu ñi di gis. réew mi du Ndakaaru de. waaw dafa nànk rek waaw du Ndakaaru rek. waaw réew mi du Thiès de. man dëkkuma Dakar. ok dëkkuma Dakar Pape Ngagne man Guinguinéo laa dëkk. comprendre nga ñu ngi Guinguinéo ñu ngi partout. donc boo nee xiif am na fi quand même yaakaar naa ne yaa ngi exagéré. non man waxuma ko de. waaw ñu ko wax. waaw ñu ko wax yaa ma posé question bi waaw. ñu ko wax moo tax may wax. d'accord donc yaakaar naa ne. jafe-jafe yu mos a am si mbay mi. ministre de l'agriculture def na si communication leeral na si ñeen ñi donc baykat yi tey jii kenn déggugut baykat yi di jooytu si lii ak si lële. waaye kenn dégg non dafa lànk rek damay dem si àll bi man. baykat yi moom jaay seen gerte la ñuy jooy. te yaakaar naa ne mënuñu jooy lu ëpp loolu. waaw bay ba deqi ba téye sa gerte te mënoo ko jaay. waaw mais ñu ngi koy jaay. processus la ay jafe-jafe la mais processus la ñu ngi jaay gerte gi ministre de l'agriculture. def na si xam nga ni nit ñaa ngi baal ma rek baal ma mu eggale rek s'il te plaît. ndax ñu baal ma rek mu eggale s'il te plaît. ruuj mooy waajal beneen mbéy ah. voilà eggaleel s'il vous plaît. waaw d'accord mais même bu ñuy waajal beneen ruuj dama la bëgg a xamal ne ministre de l'agriculture def na si communication yaakaar naa ne boo xam ne bi gindi na nit ñi parce que domaine am la domaine de compétence am la du dëgg wane na ne effectivement lépp loo xam ne li récolté nañ ko gouvernement bi pare na pour financer ko ñoo xam ne ñu aussi indi nañ seen lu ñuy jaay gouvernement bi jënd na ko donc yaakaar naa ne loolu moo si am solo bu amee nag ay petites poches du mën a ñàkk. d'accord intellectuel nga bu amee ay petites poches c'est normal que mu am mais gouvernement bi taxaw na pour saafara yooyu jafe-jafe pour que baykat yi ñu am ñu jël seen récolte mu mën ko jaay normalement te mu ngi am ba fii ñuy wax mu ngi am. d'accord monsieur Goumbala Jean-Pierre Senghor nga xam ni moo jiite sécurité alimentaire sortie bi mu def jombul yow dégg nga ko xëy na moom bu ko déggul xëy na dégg nga ko muy dànkaafu lu jëm ci xiif ci àll bi. xam nga li mu def rawatina ci boor ci nord bi Matam Fouta jëw ak côté boobu. xam nga loolu Jean-Pierre def. il a tiré la sonnette d'alarme. li ñuy wax magum waxoon naa ko ba mu amagut moo gën ba mu agsi nga naan xamoon naa ko te waxoo ko. dane gouvernement bi bu ngeen jëlut ay matukaay Podor Matam Kanel ak xawma fan ñeenti dëkk la si cité particulièrement booy cité ñooñu rek exemple la waaye toute la vallée du fleuve ni Sénégal tawe foofu tawewu ko donc gannaaw foofu tawewu ko on craint que dana am déficit alimentaire na gouvernement bi jël ay matukaayam balaa affaire bee agsi na jonn xëñ na mbir mi fii mu ne tëragut waaye bu ñu demee ba mois de juin mois de juillet août septembre mën naa tar ndax fii mu ne mbay mii ñu jëm bala nga cee lekk rek ñaari di octobre d'autant plus que nag suñ mbay mii nu bay xam nga sekk ndaanaan lu nga wax ministre kii agriculture nee na 250 000 tonnes fii mu ne moom lañ war a jënd xaw ma moom lañ jëndagul pour une production de 1 million 400 et quelques mille boo jëlee la consommation interne 400 000 tonnes peut-être moom la war a doon mu des donc 1 million de tonnes
1 million de tonnes muy wax 250 000 tonnes te fii mu ne nit ñaa ngi ruuji. gerte gaa ngi ci àll bi jëndu leen ko xaalisu réew mi. xam waxal. non may ko mu terminer rek terminer après moom mu wax. xam nga xaalisu réew mi. da ngeen koo dugal fu ngeen ko war a dugal. nawet ak gerte déjà dès le mois d'octobre ou bien même le mois d'août bi ngeen gisee nawet bi rek waroon ngeen a commencer prévoir ne ak seen i experts yi ngeen yor yu xarañ lool ñu xam ne production gerte dana bari ren. ngeen prévoir une cagnotte à peu près de quelques milliards compte tenu que liñ daa am ngeen ne on a eu un financement de 500 000 tonnes nga teg ko bu nawet bi commencé rek. ngeen dem te gis nga prix bi ngeen wax 210 francs. kenn jëndut 210 ci àll bi. ndax nit ñi dañuy mbappat gerte gi. gars yi ñu financé dañuy dem yow Pape Ngagne man Mamadou Goumba la opérateur la damay kii indi sama camion. nga jox ma sa gerte. duma la fay de bon laa lay defal dem jaayi ko usine Lindiane fay ma ñëw jox la. te gis nga gerte gi ni ma koy jëndee ñi may jëndal 190 lañ may jëndal kenn jëndut 210 francs ci àll bi loolu laa la bëgg wax gerte gi dañ koy mbappat. loolu laa wax le paysan. dañ koo nax ci opération yi bu ko defee nag ngeen nekk ci seen télévision yi di tëggu ak a coow naan cirki cam le président a fait ceci le président a fait ceci le président a fait nañ dem ba le 19 février 2000 ba le 24 février 2019 heure bi da ngeen am mbett mu rëy ndax Sénégal yi génn nañ ci yéen Macky Sall waxee dong la fii def lépp lu nu ma sa gis di gisuñu ko lépp lu mu dige fii gisuñu ko waxeet ba mu defoon muy boobu 7 ans yi 5 ans yi mu wax ko Sénégal yi fàtte wuñ ko de conseil interministériel yi ngeen def dans les 14 régions fu ne ngeen dem jonkon fa diggee Sénégal yi fàtte wuñ ko de dara ngeen fi defut loolu mooy tax xaalis Sénégal bii ngeen di leb 1200 milliards yi ngeen di leb xam nga fu ngeen koy jëlee dans des marchés bidons yoo xam ne yi day am ay dessous de table ngeen lekk ko ndax Sénégal yi dikk fii nga naan nangam ku wax nga naan dangaa mi yow ba xamul li xew ci réew sama téléphone du noppi man baykat laa falaa juddoo accident moo ma dugal école dégg nga ak bu du toon Senghor mi ñu defal école de rural yi ba tey man dama doon bay ak a sàmm ak xañ na ba ma mokkalee alxuraan di jàng alxuraan loolu laa bëgg ngeen xam ko le ministre bi seen ministre de l'agriculture li ma la bëgg a wax ci moom amul kenn koo xam ne kii dana wax ba noppi. d'accord nga dégg ay d'accord da ngay lire rek. je crois que aussi débat bi c'est pas équilibré. non mais maa ngi lay déglu léegi s'il vous plaît. parce que dañu am information boo xam ni aussi bu am solo la. waa jàll Mamadou Ibra Kane xam naa dinañu ko apporter muy benn accident hélicoptère bu am ci Toubacouta lañ ma wax lu toll ci fukki nit ak juróom-benn ñàkk ci seen bakkan donc directeur ma bàyyi la nga ñëw nga ñëw s'il vous plaît waaw. d'accord donc Mamadou d'accord